jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futur Média dalee na jàmm ci xibaaru marak yi ponk ca gën a fës bokk rek ca avenue Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru nag ñu taxaw rek ngir féexal ko gannaaw ab déguerpissement bu ñu fa amal jàpp nag ñaari voies yu ancienne piste ba préfet bu Ndakaaru nag mi ngi sàkku ci askan wi ñu daal di rek sopp doxalin nee na nag xeex boobu dana ca dugal mairie yi ngir nag li ñuy mbëbët ci Sénégal mën a sotti muy Sénégal goo xamante ne kenn dootu ca seen type mbalit gannaaw nag déguerpissement boobee tey ñu fa jëlee ñoo taxaw nag di naqarlu ni kilifa yi doxalee ci loolee sax ña ngay joxañ baaraamu tuuma kon mairie bu commune bu Wakaam ci jamono jooju nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo fay yeewoo gis rek ni yëf yi daal ñoom sant lañu ci def ndax rek seen i dëkkuwaay kon mujj naa féex beneen ponk ci biir xibaar yi ni ki ëllëg nag ci altine ji la ñu fas yéene rek amal levée du corps moom commandant Tamsir Sané ma ñu faatoon nag ca Koumpentoum ca boor yi Tambacounda gannaaw ba ko nag ay Samba Boy daal di rek doore woon balu fetal ba mu ñàkk bakkanam lu soxal nag kon néewam suba la ñu ko fas yéene rek yëkkati ca caserne Samba Diéry Diallo gannaaw nag boom bu ñaaw boobu tey askanu Sénégal ñooy wax li ñuy sàkku rek mooy joxante loxo nag ngir kaaraange mën a am ci réew mi ci kaw loolu ñu ne faaw ñoom it ñu dugal seen loxo rek ci mbir mi tabaski bi nag ñu ngi koy waajal bu baax a baax matuwaay yëpp nag jël nañu ko li ñu xayma nag ren ne moom la ñu soxla ci wàllu gàtt kon juróom-ñetti téeméeri junni la ak lu toftal jëwriñ ñi dénk wàllu càmm gi ma nga woon ca Kidira moom Samba Ndiobène Ka ne matuwaay yëpp nag jël nañu ko ngir nag xar bañ a ñàkk ci tabaski bi wàllu làmb dinañ ci addu ci tënk Modou Lo Eumeu Sène ci kanam tuuti lay doon drapeau Youssou Ndour confirmation wala victoire lay doon la ca kanam raw li gët combat boobu ñu koy amal ci stade Léopold Sédar Senghor ci jamono ji may wax ak yéen kon stade ba rek ma nga fees dell ak nit mbokki ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxee la tuuti ñu faram fàccee xibaar yi. dale nag jàmm ci xibaar yi ñu doore ko rek fële ci avenue Cheikh Anta Diop ak ñaari voies yu ancienne piste ba démb nag ña nga ko doon feexal rek ci déguerpissement di fa jëlee ñoo xamante ne nag dañoo jàpp ni seen toogaay nag ca boor yooyu deful rek lu dul xatal dëkkuwaay ya loolee ci loolu sax la ñuy wax préfet bu Ndakaaru mi ngi sàkku rek ci askan wi ñu daal di nag soppi doxalin mu ne nag matuwaay bi nga xamante ni kon jël nañu ko dañu ciy dugal mairie yi ndax li ñu bëgg rek mooy Sénégal kenn bañ a séenati fi mbalit bi fay yu subaxu ci leeral. yaatal xàll yi ñu ngi koy gën di def lépp luy ndaamaar gu tegu ci yoon bi ci anam bu jaar yoon daañu ko fa jëlee fii ci biir Dakar ñaari équipe le ministère de l'urbanisme teg ngir rek gën a yaatal yi di xàll yi moo xam ca avenue Cheikh Anta Diop ak ca ñaari voies ancienne piste yi. dese mooy ñun fonctionnaires yi ci ndigal wala ci coordination autorité wu ministre de l'urbanisme du logement et du cadre et de l'hygiène publique liggéey bi door nañ ko boobu ba léegi door nañ ko municipalité yi ñoo ngi ciy ànd. ak service état yi gis ngeen les forces de l'ordre bile mbir doonul benn yoon loo xamante ni lu yomb la préfet bi ne moom la muy def rek moo di liggéey bi mu boole ci ñi di bokk moomeel yi. li ñu bëggoon amaguñ ko ou bien amaguñu ko pour le moment mais néanmoins du ñu tey du ñu bàyyi et pendant que ñu ko ne liggéey boobu lii également problème mu police administrative wala ordre public la sax parce que gis ngeen toogaay bi yaa ngi seet ay oto yoo xam ñoo ngi toog en place depuis plusieurs mois sur la voie publique. loolu itam waral na muy ñaax doomu réew mi ñoom ku ci nekk mu sàlloog anam goo xamante ne mucc na ayib ngir bañ a yàq. jàpp naa ne du question gendarmerie police kese li koy gën a gaawal mooy changement de comportement des citoyens sénégalais loolu buñ ko amee rek yàlla mën na def xama incha allah liggéey bi mën a jàppandal ba nga xam ne résultats yi ñu soxla ñu mën ko am dans un délai très raisonnable. ca guddi gi la ñu amal lii di opération de déguerpissement bi ci kanamu borom oto yi nga xam ne mënatuñ ci dara gannaaw ba nga xamee ni ñoom jox nañ leen ay sommation ñaari weer ci ginnaaw ngir ñu mën a jóge ca barab yooyee nga xamante ne toog nañu fa ca anam bu jaar yoon autorité administrative bi def li ni mel loolu yëpp lu ko wund moo di ngir Sénégal benn mbalit bañati fee am. Abi Faye ñooñee ñu jëlee nag ca barab yooyu ña ngay naqarlu di rek kon ñaawlu taxawaayu kilifa yi ci lale nag ña ngay joxañ baaraam mairie bu Wakaam nee ñu nag lu jig njaak mooma ñoom nag ci jamono jooju ñuy naqarlu ñi nga xamante ne ñoo fay yeewoo ñoom nag yëf yi rek jàmm la ñu ca gis ndax tey seen i dëkkuwaay kon féex na Maguette Gaye Jafara Ba.
seeni xol neexul ñoom askan bile faatum commandant bu gendarmerie fële ca Koumpentoum nekk na lu leen metti ba tax na nag. xar kanamu ancienne piste bu Mermoz soppeeku na opération de désencombrement bi moo fa jaar jëlee fa lépp luy oto yu yàqu ak gargot ya fa nekkoon mu doon lu population bi di rafetlu. wax dëgg yàlla man rafetlu naa loolu man ouvrier laa fii laay liggéey fii laay tedd vraiment lu ñu am fii la ñu kii dimbali suñu waajur vraiment lépp lu ñu am fii lañ ko amee mais aussi moom liggéey la si jublu te ñun ay sénégalais lañ. suñu Sénégal aussi tamit ñun ñoo ko war a defar. li ñu gis ne métti na ñun ñëpp li ay baadaw lañ fii la ñuy daanee doole di wut li ñu am mais franchement liggéey bu rafet la quoi ñëpp pour Sénégal rafet kese la xam nga lii daal man li ma si gis daal liggéey bu rafet la quoi parce que guddi gi moom fi amoon sécurité. naam jot nañu ay sommation waaye ñii ñi fi jëlee ñu ngi ñaaw lu taxawaayu kilifa yi ci mbir mi. 89 laa ne fii ba léegi may liggéey di daan suma doole nag ngir sama njaboot gi. ma ne leen dimbale leen man ñu ne ma déedéet 2 heures ci guddi ba 6 heures ci suba fii laa fanaan ak sama njaboot gi fii ci biti garde sumay bagage kesk bi toj nañ ko yóbbu yëpp dara ñu nekk ko fi man loolu moo ma gën a naqari sama kesk bi moo ma gën a naqari. fii nag li fi xew maire bi moo ñu ko deg parce que moom moo jël place yi jaay ko ay 3 millions jaay ko ay 2 millions gars yi def ko fi ñu ngi ko jaay nag installé wu ñu fi sax 4 mois ñu ñëw dindi leen. maire Wakam moo jaay fii gars yi kenn ku nekk jox na la fi ay 1 million jaay nañ la fi 1 million nangam man fi ma nekk nii sama benn paa moo ko jënd ay millions la ko jëndee. ñu wutal leen fu ñu leen recaser loolu rek mooy seen bëgg-bëgg ñu siy woo état bi. waa état moom dafa war a jël ñi nga xamante ne ñoom lañ yëkkati fii utal leen fu mu leen pak parce que boo xoolee ay soutien de famille leen mais nañu dem ut espace bu nga xamante ne espace bu baax la état yóbbu leen fa. opération de déguerpissement bi ministre de l'urbanisme moo ko sumb mu doon lu mu nar a wëyal étape bi ci topp di commune bu Yoff. waxoon nañ ko ci ponk xibaar yi commandant Tamsir Sané nag ëllëg ci altine ji la ñu fas yéene jëlee néewam ca caserne Samba Diéry Diallo ngir jébbal ko boromam ci fàttali mooy commandant bu brigade gendarmerie bu Koumpentoum boobu ay malfaiteur maanaam ñi nga xamante ne def lu bon képp leen tax a jóg ay Samba Boy faatoon nag ci anam yu doy waar ci jamono ji nga xamante ne nag mi ngi doon jàmmarloo ak ñoom moom ak ki nitam ngir bañ daal ñu daal di sàcc ab poste finance foofee loolu nag moo ko jural kon musiba boobee ëllëg la ñu fas yéene amal levée du corps ci loole nag gis nañu tey askan wi ñu bari nag taxaw doggu ne faaw rek wàllu kaaraange gi ñu dugal ci seen loxo ndax anam yi ñuy faatee doomu aadama yi ñaaw na te ba nëgë ni nag gis nañu ne takk der yi naam ña ngay def seen kéemtalaay kàttan waaye doon na baax it askan wi kon gunge leen ci xeex boobee Mouhamed Samb Thierno Laurent Mendy. seeni xol neexul ñoom askan bile faatum commandant bu gendarmerie fële ca Koumpentoum nekk na lu leen metti ba tax na nag ngir ñoom ab lëkkaloo diggante takk der yi ak askan bi mun na nekk ab saafara ci mbir mi le. les forces de l'ordre tey suñu mënee tëdd suñu kër nelaw yàlla ak ñoom la donc ñi dimbale leen ànd ak ñoom defal leen luy yombal seen liggéey loolu ñin rek ñoo siy gañe parce que ku lay sàmm la sàmm sa njaboot su toon ak ñoom dina gën a ñaaw te ñu ngi dox di gis mbir maa ngi gën a jéggi jayo diine tamit lépp loo xam ne day lor soo ko gisee da nga ko war a signaler wax ko ñi nga ko war a wax. mooy yoon def ko ñaawteef kenn waru koo bàyyi di ko seetaan kenn waru koo bàyyi fa mu nekk di ko seetaan muy def ñaawteef dañ ko war a woo dañ ko war a déclarer gendarmerie wala police ñëw jël si ko. moom soxna si nag di fësal ab naqaram ci mbir mi le tey xamle ni li ñu war a def. moo di. Sénégal dañoo tàmm dañuy gis benn affaire buy raam mais balaa ñuy jël mesure rek day fekk mu dégénéré di nga romb ñoo xamante ne dañuy jàppante xiiroo ak ŋaayoo mais kenn du réagir am na ay crimes yoo xamante ne boobu ba léegi ce sont des crimes qui sont restés impunis dañuy wax wuub sàccee après l'émotion ku nekk nakarlu ko wane sa mécontentement si je peux me permettre ainsi nakarlu ko mais après fa lay yem. kon nag askan bi war nañu taxaw teem ngir mën fee jëlee. biléeb ñàkk karange yu mel nii moom su amatee dañoo war a jóg ñun ñëpp ñu condamné ko fermement jéem si trouver ay solution pour loolu mun a ñàkk. mais aussi bu ñu fi jógee ku ci nekk sol sa dàll pour lu mel ni bañ a am parce que lii moom vraiment dépassé na quoi dépassé na da ba kilifa goo xam ne yor kaaraange réew ak xam-xam yi mu am ci réew mi ay nit di jaar ci suuf fekk fa di ko rey donc loolu moom dépassé na quoi ça veut dire kon rey population bi nekkatul dara. insécurité di maanaam ñàkkum kaaraange nekk na loo xamante ni si lu law la fii ci Sénégal
ba tax na askan bi bu ñu lëkkaloog ak mbooleemu takk der yi loolee mën na fexe ñu xeex fi lii di ñàkkum kaaraange ak yenn faatum bakkan. tabaski bi nag ñu ngi koy waajal bu baax a baax ci Sénégal gàtt nag liñ ci soxla ren nee ñu ëpp na juróom-ñett fukki junni kon di dem moom daal lañu soxla ci gàtt jëwriñ ñi nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu càmm gi nag ma ngay dalal xel yi ma nga woon ca Kidira nee na nag matuwaay yëpp daal jël nañu ko ngir sénégalais yi bañ a ñàkk am gàtt ci kaw loolu daañu fexe rek ba yombal kon duggum xar yi fii ci biir réew mi Samba Diobène Ka ñu teewlu ko ak Moussa Omar Gueye. yeneen bopp doole aussi ci wàllu taxi yi président dana ne période bi nga xam ne moom mooy période tabaski lépp loo xam ne taxe la loolu dindi naa ko et loolu wax dëgg fi yàlla suñuy douaniers yi service douaniers yi ñu ngi ci def liggéey bu am solo et aussi c'est le moment également ñu sant leen ci gërëm leen ci waaye ne leen nañu yokkaat encore parce que nag at yu wees da ngay ñëw ñu ne la man bëgg naa indi samay xar waaye transporteurs yi dañ ñoo koñ parce que dañu ne maliens yi mënuñoo def nangam mënuñoo def nangam ren sant yàlla transporteurs yi seen bopp ñoo wone ni ci réew mi la ñu bokk ñoo ne képp koo xam ne malien nga bëgg ñëw yëpp foofu yóbbu feneen ñoom may nañ la autorisation bi parfois ñu ne la aussi policiers yi dañuy arrêté fii gendarme dañuy sonal fii yooyu yëpp président nee na mënul bañ a ñàkk contrôle bi parce que nag dañoo nekk réew moo xam ne tamit réew mu yàlla def sutura la ba tey te sutura boobu waruñoo def nag loo xam ne da koy xaw yi mooy lan mooy que ni kenn ku ne ci yéen xam ne terrorisme am na fu ne tey ci biir Sahel kon à la saga oto yiy dugg ñu mën a xam lu ci nekk ak ñu ci nekk waaye nag ñu bañ koo diisal ba nga xam ne day lor jur gi di lor xar yi wala leneen ak leneen. banque yi dañu naan ne éleveurs ñooy leb du ñu fay éleveurs yi ñu ne du ñoom ñooy leb ñeneen ñooy leb kon li am solo bu am solo mooy baax na ñu toog waxtaane ko kenn ku ne mën cee joxe sa xalaat waaye baax na tamit kenn ku ne ci ñun xam ne dafa am un engagement banque yi dañoo am engagement vis-à-vis de l'État mais aussi nit ñi ci seen bopp dañoo am engagement vis-à-vis de la banque te nag atte bor moom lenn kese la sant mooy fay. commune yu Gandon ak Gandiol nekk ca département bu Ndar mën nañoo dalal seen xel fii ak ñaari weer askan way yeewoo foofu nag daañu mën a jote rek ci ndox mu sell ki ko xam ne nag mooy directeur général bu SONES nee na liggéey bu am solo ñi ngi koy def Charles Fall nag mi ngi doon amal ca boor yooyu ab nemmiku ci kaw loolu sax nee na lu toll ci junni ci branchement sociaux daañu fexe rek ba askan wi mën caa jote foofu Charles Fall ñu teewlu ko ak Ousseynou Diop Habib Seck. si yéene bi nga xam ni moom la gouvernement bi amoon pour mën a yaatal mbirum ndox mi Gandiol lu mu jege-jege dëkku taax yu mel ni Ndar amoon na ay jafe-jafe ndox yu taratar président kantuñu jaarale ko si ministre bi nga xam ne moom la dénk ndox ñu tënk programme boo xam ni dina tax gox-goxaat yi yëpp mën a jot ci ndox mi saa su leen bëggee ñu def projet boo xam ni ñu ngi ko xayma ci $2 milliards ak téeméeri junni millions def fële sa Ndiondiok Sall ay forage yu bees ak ay équipement yu mucc jamono def fa benn maana bu rëy ak lu tollu xëcc ci lu tollu téeméer ak fukk kilomètres ci ay tuyaux pour mu wër lu toll ci téeméeru village yoo xam ni mu ngi ci Gandiol. ñu yegg ba Sine Saloum foofee nag dëkk yu bari tey jile am nañu ay jafe-jafe ci wàllug courant moo waral nag kon kuréel gi nga xamante ne moo ëmb maire ya foofu nag fi mu ne nii taxaw nañu temm am nañu nag ab partenaire maanaam ku leen jàppale ci wàllug courant ci loolu sax am na ab mini centrale boo xamante ne daañu ko fa samp lépp rek ngir dimbali askan wa ba ñu mën a jotee ci courant foofee ca Kaolack amaloon nañu am ndaje foofu ci wàllu woowu la Ibrahima Diame Fally Gueye. bootu ci kuréel gi ñuy duppee pôle territoire Sine Saloum ñoom nag dañu bëgg andi saafara benn yoon ci dëkk yi nga xamante ni ba tey amaguñu électricité moo waral ñu envisager kon lëkkaloog société boobule ñuy duppee Africa Green Tech mi nga xamante ne day yëngu ci wàllu électrification moom nag li mu andi moo di installation ay centrale solaire ci dëkk yi nga xamante ne ba tey gisaguñu courant. ndax ñëpp xam na ne ci communes yi li gën a soxal collectivité territoriale ak population yi mooy courant. dem nañ bi wax ne sax maire bu daanu ci élection yi ñëw électricité mooy lay daanal donc muy soxal ñu lool nguur gi tamit dafa libéraliser secteur bi ne
collectivité locale bu bëgg a porter benn def centrale am ci ay partenaires ñoom dañ lay jàppale ci loolu ñun collectif bu maire bi collectif bu maire bi man ba ma commencé jël sama initiative di bëgg a def sama centrale ci laa dajeek Africa Green Tech. société bi nag teewagum na ci ñaari réew ci biir Afrique muy Mali muy Niger Sénégal mooy ñetteeli réew bi mu fas yéene liggéeyal. Et ce que nous proposons ici au Sénégal, elle est aussi innovante parce que à la différence des deux premiers pays, nous souhaitons effectivement que l'expérience que nous allons vivre ici au Sénégal soit portée par la communauté. Et en ce sens, nous avions discuté avec le président du collectif. On a été effectivement rencontrer la population. Et notre ambition, c'est d'organiser la population ici à travers des coopératives et que cette coopérative soit effectivement porteuse du projet. ay maire yu bëri nag ak ay représentant commune ñëw nañ teewee ndaje bi la ñu doon waxtaanee naka la ñuy doxalee seeni collaboration. ma ngoog ca diwaanu Tambacounda foofee nag gis nañu ne li nga xamante ni nag tëral nañu ko ñeer rek kon courant beek yooyu naam sax liñ ci jublu mooy fexe rek ba xoolaat njëgu kon facture yeeg yooyu loolu naam am nañ ci ay jéego waaye la ñu seetlu ba nëgë ni am na ci ay communes yoo xamante ni mënuñoo jote nag ci courant moo waral nag am ndaje bu am solo ñu amal ko foofee li ñu ci jublu nag mooy daal di fexe ba xàll ay yoon yoo xamante ne bu ñu ca jaaree wàllu ko courant nag dootul doon jafe-jafe ca diwaanu Tambacounda ak la ko wër Moussa Omar Gueye. donte woon nguur gi mi ngi fexe ay jéego ci yenn ci ay programme am PUDC Puma ak waa ASER ngir nag yaatal lépp lu jëm ci wàllu courant bi ci àll bi gis nañ ni bare na ay chef-lieu de commune yoo xam ne tey ji jotaguñu ci courant bi. Ensuite ñu seet à partir de concertation bi ndax nouvelle tarification bi dinañu mun a permettre ñu mun a encore réduire prix bi ba mun a dimbale nit ñi ñu mun a accéder à l'électricité ci zone yi gën a reculé ci suñu ñetti région yi. ci jamono ji nga xam ni nag daal dinañu fexe ba li ñuy fay ci Senelec ci biir dëkk bi moom la ñu fexe ba ñi nga xam ne moo nekk ci àll bi moom loolu la ñuy fay daal di harmoniser lu jëm ci wàllum njëgum courant bi nekk na li nga xam ni jàppale na lool ñuy yëngu ci wàllum électrification rurale la. Dans ce cadre là nag bu ñuy réviser condition tarifaire bi yoon dafa wax ne il faut que ñu déglu ñi nga xam ne ñooy déjà population yi nga xam ne ñoom ñoo tax ñu leen di jox courant déglu également opérateur bi nga xam ne moom mooy liggéey ñu ne woon nag loolu bu si bu ñu ko defee Dakar xëy na dina ci am rëq-rëq yu bëri wala problème yu bëri yoo xam ne duñ ci teg bët mais dañuy ñëw ba Tamba. ku ci nekk daal yaa ngi def sa kéemtalaayal kàttan ngir jot courant moo xam ci wàllum dëkkuwaay yi la kër yi la moo xam ci wàllum forage la moo xam ci wàllum moulin muy machine walukaay mbayum légumes yeeg yu ni mel ñu koy wax maraîchage. Moussa Omar Gueye ñu koy jaajëfal ñu yegg it ba diwaanu Thiès fa ñu naan nag Ndoukoumane ak CM ba foofee ab ndongo bu ñu fa ràññee moom nag daal di rek jël raw gàddu gi ci région bu Thiès gannaaw moyenne boo xamante ne am na ko 16/20 la moom nag di jàngee ci boobu CM turam dëgg Njaga Njaay la ñu koy wax Cheikh Anta Diop sëy la tiira boo ko gisee ku noppi la yaru lool waxam bariwul ñi nga xamante ne sax ñoom ñoo koy jàngal ku yeewu la am xel moom mii di Njaga Njaay dëkk ci Tubaatul moom la ñu tànn mu nekk élève bi gën a xarañ ci wàllu 3e jiitu ci wàllu BFM ci département bu Thiès. kontaan naa si loolu ndax département bi ren loolu ñu def li première édition loolu yombul yàgg na fi kenn mësuñu kaa def kon tey bu ñu ko defee nii damay remercier gars yi. ci sargal bi nga xamante ni ñu ngi ko doon sargal élève bu département bu Thiès moom sax la ñu jox prix bi gën a mag ci élève 3e yi loolee nee na li ko may lenn rek la. non métti na loolu moom mais kii rek dëgër moom pour accéder métti na loolu moom mais il faut dara yombul daal dama concentré travail de groupe avec mes collègues. nee na sax matière yi nga xamante ni moom la gën di am ay notes yu baax bokk na ci matière scientifique yi. ñett nga am mat j'avais 17,50. SVT loo amoon. SVT j'avais 19. 19 c'est vrai. anglais bi. anglais bi génn moom mais maa ngi jëloon meilleure note bi daal xam naa fii nii loolu la mais loolu lan ma wax. bu ñu ko laajee bu jeexalem njàngam lan la bëgg a nekk ci tontom de xaw na ci indi ay jeexi jaaxa tuuti. saa moom mu ko wax fii moom am na lu ma xalaat mais bu ñu bëggee njàng mu ñoŋ it nañu moytandiku jëfandiku gi ñeel téléphone portable yi ci tout tànk yi xale yi loolee nag ma ngay bëgg a jéggi dayoo fii ci Sénégal te loolee daf leen di gàllankoor lu bare bari ci wàllu njàng mi rawatina ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy jàngalekat yi ba ci nag wayjur yi ñoom ñi ngi bokk di naqarlu ñu ne faaw rek ñu soppi doxalin ci mbir mi Faty Dieng Pape Sangone Mbaye
Madame Fall def ci am njàngale 20 at ak juróom fekke na jamono yi nga xam ne téléphone portable amagul woon. ñun on lisait bien, on faisait des recherches nekk ñu woon ci réseaux sociaux yi. jamono yooyu ñu weesu ko ñëw ci beneen téléphone portable fi mu ne nii ndaw yi di ko jëfandikoo saa su ne. Ahmed Diallo ak Aïda Mbaye ñaari wayjur lañ ñaari gis-gis yu wuute. ay xale yu ndaw yoo xamante ne xamaguñ dara bugguma leen teel a xamal ay téléphone yu mel noonu daal xam nga téléphone il faut que nit xam lu ciy baax ak lu ciy lore mu doog koo yor mais bu dee xamut lu ciy baax ak lu ciy lore bu ko yoree mun na utiliser loo xamante ne lu koy lor la te lu koy yàqal la avenir am te loolu bu fekkee baaxul ci moom këlam magadu incha allah. ñett lañ mais dañ koy utiliser su ma tegee dañuy xam code bi surtout fii bi moom dafa curieuse moom day jël day manipuler. duñ si yàgg nag parce que ñoom dañu am seen tablette dama si def ay Mickey mais bu fekkee dañu ubbi pour jàng damay jël tablette yi bu ñu tëjee nag ma jox leen mais su ma xamee ni su ma sentiree ni jël nañ ko rek man dama koy récupérer. ki nga xam ne nag jamono ji mooy principal bu CM les Manguiers ne mbir mi amul sikki sàkka li muy indi ci ay loraange bari na. ñu ngi caaxaan nañ ko waxte dee ñu ngi caaxaan mais ñëpp xam nañ ne internet lépp a ngi ci biir ku bëgg am connaissance actuellement vraiment. outil la boo xamante ne bi ñëpp mën nañ ci jaar pour parfaire seen xam-xam. téléphone bi dañuy wax c'est une utilisation abusive dafa ëpp mais fi ñuy dem ñun xam nañ ko parce que dañ leen di bett di xool demuñu defuñu benn recherche. jëfandikoo téléphone portable ci ndaw lu mën a nekk la waaye itam lees war a xoolaat la. école bi am na ci responsabilité ci naka parce que tamit dafa war a nekk je sais pas. dañu war a contrôler peut-être l'État va nous aider ñu contrôler comme ni ñu def ci bac bi actuellement bind nañ ko ci convocation bi c'est interdit léegi ñu def tout pour surveiller. diir bi ñu ciy def ñu wàññi ko di xool gune yi ana lan la ñuy jëfandikoo téléphone yi waaye itam di yëngatu ci yeneen fo yu leen mën a indil njëriñ loolu yëpp di ay tegtal. Fatigné ñu koy jaajëfal jumaat njaarim nag taxaw nañu ngir yeesalaat ko kuréel gi ñu duppee nag ànd liggéeyal borom Touba ñoo daal di taxaw rek ci jumaay njaarim joojee ci kaw loolu ñu ngi sàkku nag ci taalibe murit yi ñu dogu ñoom it dugal seen loxo ci liggéey bi ñaari fan nag ci weeru août bi ñu dëgmal dana am rek loo xamante ne daanu ko door foofee lépp soxal ci yeesalaat googee Amadou Yandé Thiam ñu teewlu ko mooy jëwriñu kuréel ba ci micro Alassane Ba. yéene ji daal mooy fexe ba jumaa njaareem ji li nga xam ne sëñ Touba Xaadimu Rasuul moo tegoon xeeru njëkk bi te mu sottee ci kanamam ñu jéem koo yeesalaat ba méngoog jamono loolu daal mooy yéene ji ci ndigal sëñ Mountakha ak Cheikh Abdou Latif Diène bi nga xam ne mooy xalifa Cheikh Issa Diène. waaw taalibe yi dañ leen ci woo ci liggéey boobu noonu gannaaw bañ ci jiitoo ku tedd ki jiitu ci moom sëñ Mountakha ndax moom mooy jëwriñ ji. ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci liggéey bi jiitu ci suñu ñaq ci suñuy effort maanaam suñu di ci xidma wax dëgg yàlla di ci dox di ci wax ngir loolu jëm kanam kon nag ñu ngi ci woo mbokk jullit ak mbokk taalibe ñëpp ñu jàpp ci liggéey boobu jàpp ci wàllu lépp lu ñu mën ci jaayante ci seen ñaq ci seen doole ci seen xam-xam ngir loolu mën a jëm kanam. ci tënk laata ñuy tàggatoo rek Eumeu Sène Modou Lo kon def nañu seen débat ba noppi jamono jii may wax ak yéen kon ña nga ca biir kon arène ba fas yéene rek sëgg ñaari mbër yooyu victoire wala confirmation la ca kanam raw li gët ñeel combat boobu ñu duppee drapeau Youssou Ndour foofee la ñuy tàggatoo mbokk yi jaajëfal leen yéen ñi farewoon ci machine bi ñu jàpp ci xibaar yi ba mu sotti 20h Cheikh Tidiane Diawo dina fi teew ngir xibaar yi ci nasaraan ñu leen di ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen.